du am fukki dërëm, je ne dis pas des milliers de francs, je ne dis pas des millions, mais du am fukki dërëm boo xam ne dina génn fi mu war a génn. et bokk na ci li may wax nag jëmale ko ci les agents municipaux du menace, man du ma def menace, j'agis. waaye s'il y a une chose boo xam ne man mënuma koo nangu mooy di def ay comportement yoo xam ne lañ la dénk liggéey wala nga dem yem ci liggéey bi ñu fay la sa salaire nga dem sa yoon ngay def ay pexe pour randal xaalis, loolu duma ko nangu. bu ma ci jàpp, j'interviens immédiatement et les sanctions seront des sanctions radicales. nit da ngay maandu, li nga moom nga ko, loo moomul bu ko laal, rawatina nag loo xam ne c'est le bien public, c'est sacré. ci bépp bien public nag, moo xam recette la, moo xam terrain la, moo xam suuf si la, moo xam, amul lu ñu d'accord un agent wala un conseiller wala le maire lui-même mu war cee teg loxo ci loo xam ne mbooloo wee ko bokk. Ça nous l'accepterons pas. loolu garantie la bu ñuy jox les Ziguinchorois mooy contribution bi ñuy joxe na leen leer ni au centime près day dellu si ñoom, du am dara loo xam ne dañ koy utiliser à autre chose. C'est un élément important de la citoyenneté. suñu objectif wax naa leen ko mooy fexe ba créer les conditions d'une autonomie financière de Ziguinchor. xam nañu fi ñu ko war a jaare, yàlla may nañu tuuti xam-xam nag ci boor boobu, waaye il faut que mu doon avec la contribution et la participation des Ziguinchorois. buñ ko defee it gëm naa ni ci diir bu gàtt kenn dootu fi jooytu école bu baaxul wala poste de santé wala koñ bu lëndëm wala yeneen ak yeneen. mais dama wax ni semaine bii boo génnee activités yi nga xam ne war nañ ko def ci terrain bi, dafa waroon doon semaine boo xam ne it dañ ci waxtaan ak Ziguinchor waaye ne leen li ngeen ñu dénk ci nii lañ ko fekkee, parce que am na ñu ko yoroon yor ko 2009 ba 2022 muy ñaata at 13 ans su ma juumul wala 14. donc boo ñëwee jot lu mel noonu ci anam googu da ngay njëkk a xayma, da ngay njëkk a càmbar li nga fi fekk lan la. moo tax bi ñu ñëwee santaane nañu ay audit, jël cabinet mu ñëw càmbar mbir mi. mu am loo xam ne defal nañ ko suñu bopp. audit yooyu duma ci sori pour le moment parce que ñu ngi commencé jot ay rapport sectoriel, jotaguñu lépp, waaye mun naa wax rekk ci gàttal ne benn biñ ci njëkk a gis mi ngi jëm ci kopparu mairie Ziguinchor niñ koy utiliser. ndax gis nañ ni lañ doon def ci wàllu personnel bi jaaduwut. mairie bu ndaw ci capacité financière laa bëgg a wax, bu mel ni mairie Ziguinchor bëgg am lu ëpp 500 employés du yoon. te bu doon lépp dafa méngoo ak loo xam ne lu ñu soxla la ci liggéey, ñu ne sax mën na jàll. waaye bëri na loo xam ne recrutement politicien la bu méngoowul ak nécessité lu ñu soxla pour liggéey. loolu nag bokk na ci li nga xam ne mooy gangréner municipalité yi yenn saa yi, parce que li koy andi mooy nit ñi dañu jàpp ni ku ñëw rek da nga war a récompenser say nit. mbir mi du bonbon du tàngal gu ñuy séddoo, liggéey la ngir askan wi. ku gëm projet Pastef, gëm vision Ousmane Sonko ba nga ñëw ànd ak moom, da nga koo def par patriotisme ak yaakaar gi nga yaakaar ni bu toogee bu soobee yàlla di ngeen gis changement qualitatif. mais ñëwoo pour ne suñu toogee rek
coûte que coûte nañ ma jël nañ ma jox dara parce que voilà il faut récompenser bu dee nag loolu mooy esprit bi maire bu ñëw boo jëlee maire bu mel ni Ziguinchor depuis Mamadou Ablaye Sy ba tey su dee maire bu ñëw bëgguma dem fu gën a sori parce que jàpp naa ñu jiitu loolu war nañoo dem retraite ñoom ñëpp waaye bu dee ku ñëw rek da nga naan il faut ma satisfaire samay militants tout de suite te ci jamono jooju ñi ngi fi fekk mënoo leen dàq parce que ñenn ñi jox nañ leen CDI ñenn ñi décisionnaire lañu mën nga leen dàq sax parce que amul ku ñu mënul révoquer mais soo leen naree dàq li mu war a jur ci coût parce que dinañ dem inspection du travail dinañ dem tribunal ñu ne da nga rompre le contrat sans justification li mu war a jur ci coût pour la mairie toll na noo xam ne da nga naan lii duma ci dugg te faw nga jël ay nit say nit yow léegi da ngay dem recruter mu teglante c'est-à-dire fonk poste boo xam ne nit a nga fa ba noppi nga dem recruter beneen boo tegle ci kawam kenn ki nga teg ko au frigo kële ñëw toog keneen ñëwaat beneen maire ñëw ne man it il faut ma jël samay nit def noonu bu yàggee léegi nga dégg 1500 agents ci mairie bi ci ñoo xam ne li ëpp moitié bi correspondrul ak loo mën a ne lii mooy seen liggéey ci mairie bi am na ñoo xam ne sax daanaka nekkuñu Ziguinchor ña nga Dakar tëdd weer wu ne ñu fay leen seen salaire te liggéeyuñu ci mairie bi loolu am na fii donc loolu du lu jaadu on ne construit pas un pays on ne développe pas une commune avec cette façon de gérer yooyu yëpp nag on va y mettre un terme dans les plus courts délais loolu dina jeex ñaareel bi mooy ci marché public yi gis nañ fi lu bari loo xam ne méngoowul ak yorin bu rafet ci marché public ak ni ñu war a doxalee du ñu respecter procédure bi mënoo vérifier ndax dëgg-dëgg marché bi am na wala amut boo laajee kayit yi mënuñu la koo jox du PV de réception du bon de livraison du dara loolu bokk na ci loo xam ne du lu ñu gën a rafetlu ci gérer xaalis boo xam ne xaalisu mbooloo la am na lu ñu ci fekk loo xam ne mënuñu koo wéyal am na loo xam ne mënuñu koo fay parce que correspondrul ba fii ñu toll ni ak lu ñu mun a justifier recevoir nañu sax ab rapportu ARMP bi nga xam ne moom it teg na baaramam ci yooyu yépp wax ni nañ doon doxalee méngoowul ak normes yi nga xam ne moom la ñu war a doxalee ñetteel bi day jëm ci wàllu suuf si def nañ ci lu bari loo xam ne jaaduwut tey gis ngeen benn titre journal am na lu tuuti lu mu ci wax mais loolu lu tuuti la mais li ñu def ci suuf si du yoon moo tax biñ ñëwee woo nañu tous les services yi nga xam ne ñoo ko séq ne leen nañu dakkal yenn lotissement yi ñu fi fekk bokk na ci bu Jaabir dakkal nañ ko suspendre nañ ko parce que la ñu fa def benn méngowul ak li ñu autorisé woon waaye ñaar respecté wul li nga xam ne mooy réglementation bi en matière de lotissement yooyu yëpp nag dinañ ko càmbar benn Jaabir a ngi fi Jiboog a ngi fi Kanjala mi ngi fi Kenya mi ngi fi yooyu yëpp nous avons exigé ñu suspendre tous ces lotissements et dinañ ko càmbar benn pour voir ce qui n'a pas été fait dans les règles et situer également les responsabilités par rapport ak niñ ko defee lotissement du lu ñuy def pour dagg ay terrain di ko séddoo lotissement dañ koy def parce qu'il y a un besoin social boo xam ne il faut ñu satisfaire ko moo tax à partir de maintenant dinañu ubbi fii benn bureau des affaires domaniales citoyen Ziguinchor boo xam ne toll na fu mu waree am kër yaakaar ni daf ko war a am day ñëw déposer demande am bu ñu demee ba war a def lotissement encore que Ziguinchor amatul suuf bu ñu def lotissement defe naa Jaabir moo fi desoon su dee jël nañu décret d'extension dinañu am suuf bu ñu ko jëlul defe naa dina jafe ñu def ay lotissement fii biir Ziguinchor
waaye dinañu ubbi guichet boobu citoyen bu nekk ku fi dem ba nekk majeur war a mun a sanc kër wala yor sa kër sax jaaxle mun nga ñëw déposer foofu sa demande bu ñu demee ba jàpp ni lotissement dafa war a am d'abord ça se fera avec dans le respect strict de la loi et des normes